heureusement pour le moment Tyson li ñu doon fekk yëpp fekk ko ci donc finalement daf ko jël poids du korom wéer ko daan ko jël bu set wecc. jël bu set wecc bu amul benn werante dellu di ko encouragé bu baax a baax waaye dellu di félicité bu baax a baax ki nga xam ne moom moo di Gris Bordeaux Moustapha ci noonu rek la ñuy jaar dem xool li nga xam ne moom moo di sunu zapping. Il y aura chute waaw waay lay lalla Birahim Junior daan na kàngam jël bu amul benn wala jël bu rëy mbot da ko mbot Yep. yal na la yàlla may ndam nga sigil ñu que ni Serigne Babacar Sy. Attachez la corde où on l'avait attaché. Trente. 32. 32. Non, comptez vous. Ok, d'accord. Appuyez. C'est bon. 32.
drapeau bii yaay xaama yokku son bi. def leen nànk gis nga borom drapeau bii dana daan. mu ngi koy door. waay waay daan waaye yaay li du dëgg de li du dëgg. yaay borom drapeau bi. la ilaha illallah waay Tyson daanu na. lan nga may wax ci Mayweather. waaw ok c'est un très très grand champion le boxeur le plus riche actuellement de la planète a bokk ci sportif yi gën a ëpp alal ci àddina actuellement nii bari ay xarit nag les rappeurs les plus connus ci monde bi. si boxe ñoo koy tagg di ko pousse di ko jàpp bañ na ko sax ba ñoom ñoo xayitam ñoom lay àndal. un très très grand boxeur aussi nekk phénomène na comme ni nga gis kitaab bi ñu naan diw phénomène la bëri ay nit yu dafa mën a bëree yu dafa mën a noonu la ki nga xamante ne mooy le l'actuel champion actuellement aux États-Unis ki ñëpp fonk ki ñëpp faale vraiment moom sax dañ leen defar ravir la vedette ki nga xamante ne moo nekkoon l'ancien champion de boxe muy Mike Tyson bokkoon na ci Mike Tyson nag le boxeur américain bokkoon na ci Amérique boxeurs yi gën a siiw ci monde bi mais ki yéen ñëw ne nag joggati ko nag façon boo xamante ne dafa yéem sax monde bi. kon ñu koy jaajëfal baax a baax dellu di ko féliciter moom itam Mayweather di ko bàyyi xel foofu te diwaanu États-Unis d'Amérique ci noonu rek la ñuy ñëwee May ak Paco neexal xol yu tuuti nag daal di dellu si waat ak yéen sargal Paco bi nga xam ne dafa jóge ba Thiès ñu seet si télévision Futurs Médias ñu ànd ak moom ci May dellu si waat ak yéen. waa kii benn mbër la woon. léegi xam nga d'habitude mbër yi dañuy def planning mu lekk seen kër yi mu def benn planning léegi chaque dimanche sombi la ñuy toog ci kër gi léegi mu dem seeti ji benn médecin mu ne ko dimanche boobu foog mu lekk ginaar waa ji jënd ñeenti ginaaram fekk kër gi ñu programmé togg seen sombi yàlla natt ko mu tombeek anniversaire doom ji léegi doom ji ba mu ñëw indi ginaar yi jox ko soxna si togg ginaar gi ba pare doom ji anniversaire am bi ñëw mu tege ni ginaar yi yaa ji togg pour anniversaire am bi la booy bi jël ginaar yi jox ko copain yi lekk ginaar yi léegi waa ji bi mu jógee entraînement mbër bi ñëw di laaj soxna si reer bi soxna si dem ca waañ ba fàtte woon na affaire ginaar yi jël sombi bi pare woon defal ko ci benn sukub indil ko waa ji laaj ko ginaar yi mu ne ko ginaar yi booy yi ñoo ko lekk ak seen copain yi booy bi doom ji moo ko génne jox ko copain yi pour mu lekk ko te comme waa ji am na fu mu tolloon ci ginaar gi mbër mi waa ji xool soom bi xam ne soom bi rek a ci sës te sukub bi ñu ko ci jox ndaw na trop waa ji xool xamul lu muy def waa ji xëm. merci Paco sargal ko bu baax a baax borom Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar ñu nuy waa Thiès yëpp may bi nag macha allah Moustapha loo ci wax neex na de. neex na trop. Thiès kaay nag benn dëkk ñaari gaar dëkk Sidi Diakhaté. dëkk lamb la aussi. dëkk quartier je pense que tous les dimanches wala tous les samedis à Thiès. dafa am ay grand gars de lutte. grâce à kii nag Sidi Diakhaté mi nga xamante ne dafa ñëw lëkkaloo ki nga xamante ne mooy Futurs Médias Sidi Diakhaté nos encouragements. ñu koy sargal baax a baax le promoteur Sidi Diakhaté noonu la ñuy demee ci diwaanu Kaolack sargal promoteur boobu lay tamit nga xam ne moo di Moussa Mbaye Jama di waajal bis bu rëy ci diggante Lac Rose ak ki nga xam ne moom moo di Sa Thiès yaakaar naa. Lac Rose. waaw bu Kaolack ak Sa Thiès bu Kaolack. ñoo war a bëri le 17. incha allah mais bii di ñëw ci fi nga xamante ne moom mooy Kaolack. et Lac Rose bu Sénégal bu Dakar ak Lac Rose ak Sa Thiès bu Dakar. war a bëri fii aussi ci Dakar. le 30. mais incha allah donc Lac Rose yi daal am na ñu njëkk bëri ak Kaolack. am ñu bëri Dakar. ñu koy bàyyi xel bu baax a baax ak waa Kaolack ndangaan yëpp waa Sine ak waa Saloum yëpp di leen sargal dañuy def moo di seeti statistique ak Iba Kane nag statistique bi ñuy defal tey mooy diggante Ama Baldé ak ki nga xam ne moom moo di Tapha Tine nga xam ne nag suñu mbokk yooyu léegi nga xam ne waa TMT ñoom ñoo ko organisé ñu dem xooli leen dellu si waat. asalaamaaleykum mbokku téléspectateur TFM man Iba Kane bu nekk sunu lam maa ñëwaat ak yéen di leen defal statistique ci combat buy dox le dimanche 10 mai 2015 stade Demba Diop ci diggante Ama Baldé ak Tapha Tine mu nekk deuxième journée tournoi TNT bi nga xam ne waa RDV ñoo ko organisé mu nekk un combat de feu un combat la boo xam ne qui va opposer deux vainqueurs de la première journée bi Ama Baldé avait battu Zos tandis que Tapha Tine avait battu Gouye Gui donc ñoom ñaar ñooy daje pour la première place donc ku ci am 6 points mun nga sànni cravate parce que am nga 90% de chance terminer à la première place donc loolu mooy enjeu combat diggante Tapha Tine ak Ama Baldé bi am le dimanche 10 mai prochain donc léegi ñu ñëw ci palmarèsu Tapha Tine 11 victoires la am
pour 4 défaites 11 victoires u Tapha Tine yi nii la tëddee Malaw Seras la daan le 9 janvier 2005 daan Sakadior 2 le 5 juin 2005 daan Talla Gaynde le 5 février 2006 daan El Hadj Diouf le 18 juin 2006 daan Yekini Junior le 29 juillet 2007 daan Boy Sey le 15 décembre 2007 daan Abdou Diouf le 24 mai 2009 daan Cech le 6 mars 2010 daan Elton le 30 juillet 2011 daan Bombardier le 24 juin 2012 mujjee daan Gouye Gui le 4 avril 2015 donc yooyu mooy 11 victoires yi nga xam ne Tapha Tine le géant di Bawol mbooloo moom la am Tapha Tine nag am na 4 défaites ñenn ñoo daan Tapha Tine Issa Pouye moo ko njëkk daan le 10 décembre 2006 mooy si première journée clafu Gaston Mbengue bi Lac de Guiers 2 daan ko le 28 juillet 2007 Bazooka daan ko le 26 juillet 2009 Balla Gaye 2 moo ko mujjee daan le 2 juin 2013 donc loolu mooy palmarèsu Tapha Tine. Ama Baldé 10 victoires am nii la tëddee Oussou Ndiaye la daan le 9 novembre 2008 daan Kati Junior le 15 mars 2009 daan Baye Peul le 4 juillet 2009 daan Bébé Saloum le 9 août 2009 ñëw jël Tafa Gueye numéro 2 daan ko le 1er janvier 2010 fële si stade Demba Diop bu mu jógee si Tafa Gueye 2 dafa jëlaat beneen Fassois léegi nekk écurie Yoff muy Balla Diouf daan ko le 8 janvier 2011 jël Fëgala daan ko le 15 juillet 2011 jël Ama Neex daan ko le 9 mars 2013 mu daan Malick Niang le 1er juin 2014 10e victoire mu ngi ko am si Zos le 4 avril 2015 lors de la première journée du tournoi TNT moom nag am na 2 défaites ñan ñoo daan Ama Baldé Nes moo ko daan le 10 avril 2010 Gouye Gui moo ko mujjee daan le 27 mai 2012 maa ngi leen di jox rendez-vous mardi prochain si beneen numéro Œil du Tigre. jaajëf ci diggante Ama ak nga xam ne moo di Tapha Tine combat bi incha allah le 10 mai la kon nag jàppale ni ñëw na ba pare ñuy sargal baax a baax ñaari mbër yi waaye sargalit Gouye ak ki nga xam Gouye Gui ak ki nga xam ne moom moo di Zos ñoom itam ñoom ñaar war nañu jàkkaarloo Moustapha dañuy ñëw ci ki nga xam ne moom moo di kii kan la. mais Mati ba lay ñëw ci kii kan la Tapha Tine Ama Baldé combat de rêve la boo xamante ne Sénégal dañ ko soxla ñaari mbër yi dugg ci tournoi bi ku ne am victoire léegi la mooy son problème mooy ñoom ñaar la moo tax ñu boole leen te ñu nekk ñaari premier yi pourquoi jëluñu ñaar ñi daanu def benn croisement que ñu jël ñaar ñi daan boole leen ak ñaar ñi daanu boole leen en tout cas Tapha Tine ak ki nga xamante ne moom mooy Ama Baldé gis nga seen palmarès bu riche. mais ñaari taay yi boo koy xool doo am lu la ci jaaxal tuuti. ah mais attention gars yi dañ yaakaar ne su booba Tapha Tine moo njool mais Ama Baldé gàttul Ama Baldé taayu mbër dëgg la yor ndax mbër doo gudd lool ba ñu lay séentu doo gàtt lool ba doon duuñ da ngay doon digg bi nit nekk ci diggante 1 mètre 86 jàpp 1 mètre 80 et 86 mbër nag daal yi dëgg nag da ngay nekk ci diggante nag 1 mètre 90 jàpp ay 2 mètres donc combat bu équitable la combat bu tolloo la boo xamante ne dañ koy xaar Gouye Gui nag aussi ak Zos ñaar yoon la ko Zos daan. mais dafa mel ni ñoom yàlla moo leen boole ah. non ñoom yàlla leen boole nag parce que seen premier combat ni mu demee ñëpp gis nañu ko deuxième ni mu ne mais troisième combat bi nag. mooy coowu Sénégal actuellement. ndax góor gi Gouye Gui dina ressaisir pour am victoire ci ki nga xamante ne mooy Zos Zos nag daanawaatee une deuxième fois mooy tournoi bi amatu ci benn yaakaar. donc mu des nag kon te Gouye Gui am na chance su am victoire pour mun a bokkaat ci course pour jël championnat bi. donc nag enjeu bi nag vraiment enjeu bu énorme la. bientôt incha allah dimanche ci stade Demba Diop. kii kan la ñu dem xooli ko xool nag kanam gi nga ñu masqué wax kan lay doon ak ñiy tontu kan la ñuy yaakaar ni moom moo nekk ci ginnaaw photo bi. Moustapha kii kan la. ma mat na tey moom vraiment kii. mënu ma xam kan la parce que ki may xam mooy. mbir mi takk ay jaajam. sol ay tiireem ñu ko xamee mais kii nag. fa mel ni ko sol costume cravate ou 2 pièces la sol vraiment mati kii moom vraiment xaw ma kan la. boo ko xamee nga wax ma ko. promoteur la ah. promoteur la te nag macha allah def na fi jaloore. ah non je vois maintenant non Abdou Aziz Ndiaye la macha allah. j'ai bien vu. Aziz Khoudia Diop Aziz Ala Ndiaye moom moo nekk ci ginnaaw kanam gi kon ñu wan leen ko. Aziz Ala Ndiaye moo nekk noonu la kon
ñi nga xam ne nag jot nañu ko trouver wala nag jot nañu tontu parce que nag ñu tontu ñëpp mënuñu leen jël Moustapha parce que ëpp nañ 1000 dem parce que nag bi ñu ko wanee macha allah ñoom ñëpp sawaroon nañ ci tontu ni Abdou Aziz Ndiaye la ku ci mel ni sa xel Anidou Kassé Chancel moom itam tontu na xam na ni Abdou Aziz Ndiaye moo nekk ci ginnaaw photo bi. Guèye RFM aussi nee na Abdou Aziz Ndiaye le promoteur de lutte. Modou Gueye yaa xam moom itam xam na ni Abdou Aziz Ndiaye moo nekk ci ginnaaw photo bi ndax nee na ki xew ci jamono billaay walaay. Ndambe Gueye nee na Abdou Aziz Ndiaye la. Khadim Silla waaw Khadim Silla la guerrier moom itam xam na ni da baax moo nekk ci ginnaaw photo bi. Mamadou Meuse Mbaye nee na Abdou Aziz Ndiaye borom le 3 mai la. Mas Dieng sama doomu baay moom itam xamoon na ne ki nga xam ne moom moo di Abdou Aziz Ndiaye moo nekk ci ginnaaw photo bi Yougo Fall ak Yacine Ndiaye jëfeewu itam. gëstu bu nice nee na Abdou Aziz Ndiaye la peut-être promoteur de tous les temps. Mouhamed Abda Diagne moom itam Diagne ñaar yàq yaay Baba Diagne xam na ne Aziz Ndiaye moo nekk ci ginnaaw photo bi. Bouna Samb nee na Aziz Ndiaye la. ginnaaw Bouna Samb am na keneen ku ne Aziz Ndiaye la ku ci mel ni Assane Fall Ndiaga moom itam xam na ni Aziz Ndiaye moo làqu ci ginnaaw photo bi la. Mariama Lève Gourde le Dia nee na c'est le grand promoteur Aziz Ndiaye. kon nag noonu la ko ki nga xam ne moom moo di Dame Khadimou Rassoul Ndiaye xamee ne Abdou Aziz Ndiaye la. Mariétou Fall tam nee na def ci boole sax ne Aziz Ale Ndiaye la. ma bàyyi la nga wax ma ki ci des kan la. Kumba Bizi Hita. Diène nee na Oustaz Bin. Intouchable Abdou Aziz Ndiaye la. kon nag ñoom ñooñu leen ñoo trouvé li nga xam ne moom moo di question yi fi jot a jaar di Abdou Aziz Ndiaye nekkoon ci ginnaaw photo boobu la moom itam promoteur boobu la ñu ngi koy wax ni amul benn yoon droit taxaw naan bàyyi naa lamb parce que nag dañuy faral di wax ni ku bokk ci gétt gi naan ci meew mi te xas nga cee taq xas nga cee niin kon nag jàppal rek mu dëgg te xam ni nag moomatoo sa bopp askan bee la boobu. lu munul nekk la. lu munul nekk moom bu sax soo sa bopp. koo xam ne soo bëggee bàyyi dara Sénégal yi ñëw. wallaay ndeysaan bàyyi. ba nga toog rek. seet say combat monté ko ñu jaxasoo groupe Futurs Médias. ñu defal la lu dàq la ñu defaloon rek. waaw mu jeex tàkk ndax nag fii la mbir mi kon ñu koy bàyyi xel baax a baax Abdou Aziz Ndiaye ak toute sa famille sargal leen bu baax a baax dañuy ànd ak ki nga xam ne moom moo di Kor Bibi Ndiaye di Mado ci li nga xam ne moom moo di sunu revue de presse dellu si waat ak yéen. salaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi ginnaaw bi ma la nuyoo soxna Mati ak tonton Moustapha Guèye ñu yëral leen rek li gën a fës ci yéenekaay yi ñu tàmbalee nag ak yéenekaay bu altine bii ñu génn ci seen xët bu njëkk nag ñu ngi fësal nataalu Tyson mi ñu duma ba noppi daan ko ba yóbbu ko sax à la retraite yéenekaay bi di Sud Quotidien L'As Populaire ak Walfadjri ñoom ñoo wax lu ne mel waaye ñi jàpp ni ab néew nañu def Tyson moom moo di waa sunu lamb bu lundi bi ñu génn ginnaaw bi ñu ko daanee Gris Bordeaux mi ngi ñuy xamal ni da koo tere xeex ba noppi kawate ko ci biir yéenekaay bi di sunu lamb ba tey mbokku téléspectateurs yi kii di Mbaye Guèye di ancienne gloire de Fass moom itam nekk entraîneur ci kii di Gris Bordeaux mi ngi ñuy xamal ne nag fi mu ne nii ñoom xaaruñu kenn ku dul ki nar a gagné ci diggante Modou Lo ak B52 ñu jàll nag ci yéenekaay bi di témoin waa témoin nag ñoom ñi ngi dikkaat ci challenge yu bare yi nga xamante ne moom moo di xaar Gris Bordeaux mbokku téléspectateurs yi ndax ku mel ni Balla Gaye ba revanche am ci diggante ak Eumeu Sène wala sax ki nga xamante ne moom moo di Yékini Max Mbargane nag ci xalaatam mi ngi xamal ni mbokku téléspectateurs yi kii di Gris Bordeaux xam na bu baax ñi di ko xaar ci biir arène bi waaye li gën a ñor te saf nit ci nag mbokku téléspectateurs yi moom moo di nag diggante Gris Bordeaux ak Balla Gaye 2 waa GFM Entertainment buñ ma ngemboon bu ne man ma tëgg lamb bu ne mel ndax looloo saf àdduna te moom la ñëpp di xaar ki yaakaarul defet nag mbokku téléspectateurs yi moo di Rocky Balboa triple champion de lutte fee ci Suisse ci xët bu mujj bu yéenekaay bi di Grand Place mbokku téléspectateurs yi Rocky mi ngi cokkaas ki di Bombardier ba di ko dàqantale sax tapet mbokku téléspectateurs yi du samay kàddu nag ki fësal ay kàdduwam nag mbokku téléspectateurs yi ci yéenekaay bi di l'Observateur moo di nekk premier tigre de Fass kooku nag moom moo di Mbaye Guèye nee nañ nag gàcc bu gàtt moo gën bu gudd ba tax na kii di Tyson mënoon naa woon ginnaaw lamb ji moo gën lamb ji di ko woon ginnaaw kii di Amadou Kati Diop di entraîneur yu Yékini mi ngi ñëwaat nag ci combat wu Tyson ak Gris Bordeaux ci gàttal ni mbokku téléspectateurs yi mi ngi ñuy xamal ni que Gris moom moo gënoon muus Tyson te Tyson dóor bi nga xamante ne moom la jekku looloo ko déstabiliser te jot na itam mbokku téléspectateurs yi Tyson bàyyi lamb ji ndax ndab kenn du ko jënd du samay kàddu nag waaye li leer ba leer nag mbokku téléspectateurs yi moo di sama diggante ki nga xamante ne moom moo di Soxna Mati ak grand Moustapha Guèye ba tax na maa ngi leen di delloo kàddu bi waaye balaa boobu di jaajëfal bu baax ñi nga xamante ne ñoom ñoo ma bunge woon ku mel ni Yacine Diop fàttewuma Younous Diatta waaye ki nga xamante ne moom moo di le grand monteur Moussa Sène kon nag Soxna Mati ba beneen
beneen yoon waa Malick anaga sargal ko baax a baax koor bii bi di ko ñaanal nag bu yàggul dara yàlla na ñëw wala nga dem fekki ko rek parce que nag Mado xam naa ne fi mu toll nii macha allah maa ngi lay sargal bu baax a baax rafetlu ànd bi mu ànd ak ñun Moustapha balaa ñuy jeexal émission ndax émission bi jeex na may remercier waa Bijouterie l'Islam ak ñoom Khalifa Mergane naa ci ñëw ci kanam Tyson fan la jëm. Tyson fan la jëm mooy Mati foog ñu wax ci tuuti pourquoi mooy làmb licence bi 18 ans nga koy amee mu jeexee 45 ans. nga am sa choix nag. sa propre responsabilité nga war a jël pour ne man je vais aller jusqu'au bout. Tyson bi ma gis nii dama yaakaar ne dafa bëgg a dem jusqu'au bout. mu ngi ci 2 saisons de lutte moo ko dese. pourquoi ñu war ko empêcher peut-être pour mu d'accord ak ñuy wax ñi nga xam ne parce que man je ne suis pas d'accord. ñu ne nañu bàyyi lamb parce que nit ki li nga xam ne mooy métier yaakaar naa ne kenn du ko bàyyi loolu. gars yi yàgg nañ ci wax loolu. déjà bi fi ko Balla Gaye daanee dañ leen a bàyyi lamb. mais lamb rek li fi nekk moom mooy di daan ñu lay daan. malheureusement que pour moom que dafa tegale ay daanu mais s'il veut continuer sa carrière lan moo tax du continuer carrière am. encore day toog këram. promoteur ñoo koy fekk si xam ne dafay dundal làmb dafay neexal làmb ñoo xam moom déggoog moom mu ñëw ci làmb ci bëre bu spectacle am bu daanee sant yàlla bu ñu ko daanee mu ñibbi dafay daanu Gris Bordeaux fan la jëm Gris Bordeaux bari lay adversaire fi ñu toll nii de actuellement képp ku takk ngemb ci làmb gi rek Gris Bordeaux nga bëgg bëreel nee nañ revanche am na ci digganteem ak Modou Lo revanche am na ci digganteem ak ki nga xam ne moo di Eumeu Sène moo ko Eumeu Sène nag nekkul revanche la belle la dégg naa gars yi di ko wax ku nekk sa moom da ko daan sa morom benn yoon bu ñu waree bëriwaat dafay nekk la belle mais dajeem diggante Fass Guédiawaye am na it mooy Gris Bordeaux Balla Gaye lu possible la parce que ñaari mbër nekk ci làmb ji je pense que daal Gris Bordeaux daal message bi mu véhiculé mooy mbër laa ku ma làmb boole ma bëreeg yow donc mbër yaa ngi fi adversaire benn Yékini ngi fi Balla Gaye ngi fi y a beaucoup de gens yoo xamante ne war nañ mën a bëreeg moom et pourquoi man ba soxla sax Gris Bordeaux day bëri fii ak fin de saison loolu mooy làmb amul benn sens pour ngay entraîner rey sa bopp nañ ko booleeg man Mati dafa am lu métti dama am doole de nekk di préparer combat pendant 4 mois ak ñu méttee war ci bëre benn combat rek bëri war nañ ko moytu ak di préparer combat 2 ans parce que combat bi jël na ko 2 ans non seulement sax gars yi mbëri bu ñu bëree ba pare après dañu lâcher prise duñu Dakar ci dynamique entraînement mais boo préparé 4 mois entraînement combat mais fexe ci bëri ñaari combat ba mu dimbali sa bopp donc nag le conseil bi ma doon jox mbër yëpp mooy toog naan mbër bu mag laa benn combat lay bëri par an amal la benn njëriñ donc bëri leen plusieurs combats par an. kon boo amaatee combat ci diggante bi war naa mën a bëri. mais bien sûr saison bi des na 2 à 3 mois. bu ci amee possibilité préparation combat xañ na fi. non bii xañ na fi bien sûr pourquoi xaju fi. d'accord sargal leen bu baax a baax sargal ñi nga xam ñoo di waa Bijouterie l'Islam li may faral di wax or moom jéeg jépp moom lañ bëgg buñ ko waxee buñ ko waxul yëpp di leen sargal ndax nag ñu ngi nekk foofu ca Pikine tali bu mag ci ñoom ki nga xam ne moom moo di Bilal Niang Mamadou Niang et toute la famille nekk foofu ca Bijouterie l'Islam numéro 1 bàyyi leen xel bu baax a baax sargal leen Khalifa Mergane du ma taay di ko remercier kontaan ci moom bu baax a baax ndax nag la ñuy faral di wax ni bu dul woon moom dinaa taraxlaayu waaye sargal it ki nga xam ne moo di Mbène Diop ak waa man la coiffure nga xam ne nag tey jii Moustapha ñoo jaar ci bopp bu rafet bi sargal ki nga xam ne moom moo di Makhtar Dia sargal ki nga xam ne moom moo di Atoumane waaye sargal Malick sargal bu baax a baax Papis Balde booy Medina kontaan ci moom bu baax a baax ndax nag coono gi mu ci rek Mouhamed ci ginnaaw maa ngi lay sargal bu baax a baax ak kooku di suñu xarit Marianne nekk foofu la ca IGFM sargal bu baax a baax Abdourahmane waaye sargal bu baax a baax Baye Mouhamed mi nga xam ne moom itam taayul benn yoon ci ñun maa aussi sa nga gis li mu def nag ci combat bi bërki démb macha allah ñëpp rafetlu ko Moustapha yaakaar naa ne Abbas Ndoye moo la ñëwal waaye Emeute Couture moo la ñëwal rue 5 angle 6 Médina ku bëggul rafet fa ngay dem ñu ñëwal la ko kon nag ku bëgg lu rafet foofu ngay dem wala rek nga jaar ci Khalifa Mergane Diallo waali foofu tamit diwaanu marché aslem 5 seen numéro bi mu ngi noonu di jaar ci li nga xam ne moom mooy di baawu écran bi sargal ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi doon seetaan waaye delloo njukkal baax a baax waa États-Unis d'Amérique ku ci mel ni Moo Ndiaye ak famille yëpp Moustapha ñu ngi leen di sargal ndax nag saa su ne dañuy bàyyi xel émission bii la nga xam ne moom moo di Œil du Tigre ba mardi ak jàmm incha allah ci beneen numéro Œil du Tigre